Sénégal dellu si nañ ak yéen di leen nuyu dellu seeg ci kennu askan wi ni ñu ko baaxoo aljuma bu jot mooy ubbil leen antenne bi ngeen tànn ci ponk yi nga xamante ne waxtaan nañ ko ci ay bés bi ku nekk joxe ci sa xalaat ni ki dañu ko baaxoo ci 824 88 06 33 824 88 06 loolu mooy numéro téléphone bi ngeen ràññee léegi te mën cee woote ay bés bi nag daanaka liñ si waxtaanee benn kese la mooy jamono ji li nga xamante ni moom moo tere nelaw doomu aadama yi ci adduna bi muy coronavirus lim bu takku ci ay doomu aadama ñu ngay faatu ci rawatina réew yi tugal ya ndax kat mu ngay jéggi dayoo ba jamono ji sax gis nañu ni Italie mu ngay waaj a raw bu rawul Chine ba noppi ci lim bi nga xamante ne ay doomu aadama faatu nañu fa dem ba ci lu toll ci ñetti junni ci ay doomu aadama yoo xamante ne ak lu toftal faatu nañu fa daanaka bés bu jot gën gaa yées lu toll ci ñaari téeméeri doomu aadama daañu faatu Sénégal nag ba ba nga yàlla mu ngi suturaal li ci ëpp solo mooy ku nekk ñun si wàllu wa nga féete am nga si ab cër boobu leen nag mooy fexe ba bu nekkee ci yow nga bañ ko joxe te it bañ ko jëli feneen loolu mu ngi tënku rek ci daal di wàccoo ak diggé yi nga xamante ne nii kilifa yi xeex jàngoro yi ñu ngi koy diggee ñu jël kenn ci kennu askan wi aljuma ñaar fukki fan ci weeru mars 2020 asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waaw du ñàkk mu dellu si waat ñu jël keneen ci kennu askan wi ITV asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ku tedd ki ana fay wooteeg noo tudd. maa ngi wootee Palmarin. Palmarin baax na wax ñu tur wi ak duñ na la ponk bi ngay tànn waaye li nga xamante ni moom nga xam ci li gën a fës jamono ji wala boo tànnee leneen nit ñu ànd seex yow nga wax ñu li nga ci xam. ma ne. allo. oui ñu ngi laa déglu. ma ne. waaw. nit ñi. fii dañuy wootee Sëñ Tuubaa julli gi. parce que Sëñ Tuubaa fii julli toll fii la toll ba muy julli si géej. tigi. allo. waaw. allo ñu ngi laa déglu de. allo. waa ñu jégalu ci dog-dog boobule du ñàkk ba dina dellu siwaat bu ko waxtu yu mayee asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ana fooy wooteeg noo tudd ginnaaw bu ñu la nuyoo dalal la ci ITV. yow sama turandoo. sama turandoo. waaw turandoo na nga def. bismillah ñu ngi laa déglu ça va alhamdulilah rabbil alamin. naka liggéey bi. ñuy sant bu baax. yal na yàgg sa taxawaay yal na yàgg. jërëjëf amin ya rabbil alamin ñu bokk lépp fekkee. yal na la yàlla may gudd fan ak wér. amin jërëjëf. télé bi ku ci nekk ci kaw ba ci suuf rek yëpp yal na yàlla may gudd fan ak wér ndax xam nga lu tax. amin yéen rek fi am télé buy def wax sa xalaat yombalal ñu ko. kon nag yéen a fi créé lu kenn musta def yéen a fi def lu kenn musta def yal na ngeen am lu kenn musta am. jërëjëf amin ñu ngi nuyu nag président Macky Sall di ko gërëm ndax kuy liggéey nii ngay def réew mi métti na ndax nee na ministre bu ne na yëkkati million def ko ci lii nga xam ne dafa xew ci réew mi. ku def lii nag da ngaa bëgg sa réew. way bari na ñu koy def ci duñ ko nangoo génne télé duñ ko wax xool Moustapha Diop maire Louga li mu def barki dem ban ko waxee ni ko génne ko télé dañu déedéet ndax Moustapha Diop fu nekk jàkk ci dëkk bi fu nekk jumaa ci dëkk bi fu nekk bureau ci dëkk bi fu nekk ci bureau bi da laa yóbbul ay paan yóbbul la ay ordre donc sa bëgg-bëgg mooy ñu roy képp koo xamante ni yëkkati nga li nga amas néew daal di koy jàppale nguur gi ngir ñu xeex jàngoro ji. waaw xam nga ni kooku kon mi ngi jàppale réew mi. dëgg la je pense que xalif général des mourides moo njëkk a joxe lii di sabab bi maanaam moo njëkk a joxe exemple bi yàlla may ko gudd fa nag xalifa bee ko ubbi après Mbàkke topp ci waa hôpital Touba topp ci ITV également ITV ak yow mi tam def nga lu rafet ndax yaa ngi di nga la ko ñu koy wax yaa ngi ci liggéey bi yow itam waaw ITV aussi E-Média groupe E-Média également ci téléthon bu ñu initié ànd ci ak waa 2S ak waa 7TV ak waa DTV moom la ñuy amal téléthon tey jii fa nga xamante ni moom mooy ci 2S ngir may la yow moomu ak keneen li ngeen ama xas néew mu ñaar fukk ba ci million ngeen yot leen ko ngir ñu mën kaa yot ñu ko war a yot ci bopp nguur gi. xam nga yow sama turandoo yéen a ngi liggéey yéen comme yéen a ngi jàppale njiitu réew mi président Macky Sall jërëjëf yéen a ngi fekk ci ku mel ne Moustapha Diop ak Omar Badiane alali Sénégal la rek ñun ñëpp ñu bokk ko ku nekk war koo yir ci wàllu nga féete ak foo mën a féete ñu ngi lay gërëm di la sant jërëjëf merci le xalif bu Palmarin ñu ànd ak keneen ci ITV kennu askan wi salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. oui.
ñoo ngi siyaar man la Basirou Diop Mbao di wootee Sicap Mbao. Basirou Diop jërëjëf Basirou ñu ngi laa déglu ana waa Sicap Mbao. ñu ngi sant bu baax maa ngi rafetlu bu baax émission bi. jërëjëf. tey dëgg yàlla ni ngeen taxawee ci combat bi. gis nañ matinal ITV yi mais wax dëgg yàlla c'est de l'innovation. jërëjëf. yéen moom macha allah format bi ngeen. barkal loolu ñu ngi leen di ñaan même au delà de lii yàlla nañ ci yàlla génne jàmm mais da leen ko continuer am na solo. incha allah jërëjëf. waaw yaakaar naa ne actualité bi nga xamante ni moom moo fi am mooy ci wax. donc fi nga daanelee rek muy maanaam don yi nga xamante ni ñu ngi koy def. doon na loo xamante ni lu am solo la comme ni nga ko waxee sànq le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké wane yoon wi. mais maa ngi fàttali aussi tamit autorités yi nañ koy def aussi tamit ci base bi bañ a jubali ñoom ñëpp rek ministère de la santé. oui daara yi ngi ci koñ yi centre de koñ yi bàjj ci privilégié ñooñu aussi tamit même bu fekkee ne parce que ñëpp aussi tamit mënuñoo dem rek ñu ci bari amaana lu baax moom bu ñëwee bul bo mais ñenn ñi ñu ci bari wane nañ leen ca télé baak loolu naam am na solo mais nañ ci réserver loo xamante ni daara yi nañ ci am yoon ak aussi tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bas peuple bi en fait li nga bëgg a wax tigi mooy ku mu ñor te nga koy def te yàlla tax jarul rek nga koy yóbbu fa nga xam ne fa la caméra yi nekk nga fa caméra yi nekk yóbbu ko ca daara ya wala ci hôpital ya na nga cay nekk may wax ne aussi tamit li nga xamante ni am na tey man gouvernement bi ni mu ci doxalee gouverneur de Dakar yaakaar naa waroon nañoo privé waxtaan ba nga xamante ni moom mooy njëkk parce que Sénégal dafa am noo xamante ni noonu la baaxoo mais mënoo xëy rek un bon jour génne arrêté daan ne nañu tëj la boo gisee li xew Yoff daanaka loolu ko war ni buñ ko waxtaanoon man xalif yi jàpp naa ne dañ ci ànd à 100% muy Touba ak feneen te it may wax Sénégalais ne leen interdiction bi tey mosquée yi ci Sénégal yëpp la ñuy tëj bu ñu xoolee sax arrêté bi gouverneur de Dakar moom moo ko signé kon yeneen démois yi amagul communiqué bu leeragum boo xamante ne nee nañ dañ ko tëj carrément waaye ñu bëgg a tëjloo ñeneen léegi nag gouvernement bi nga xamante ni amaana peut-être xalif généraux yi tendre nañ ko perte moom responsabilité am la moom moo war a jël dogal bu jëlee dogal la koo jël na yónni ay nit ñu waxtaan mu bañ a jël rek ci immédiat ni parce que loolu Sénégal ni mu baaxoo loolu day doon loo xamante ne nii du ci kii jërëjëf ñu lay gërëm di la sant ànd ak keneen ci Kennu Askan Wi ITV ci 824 88 06 asalaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa Diakhaté. oui. ñu ngi ziar. ana ku ci ne. allo. ma ne ana ku ci ne si téléphone bi. allo. yow kan. sëñ Modou Ndiaye Palmarin. Palmarin waaw sëñ Modou waaw bismillah sànq yaa ñu rëccoon léegi nii. waaw. sëñ Modou bismillah. nit ñi fii la ñu de Sëñ Touba Xaadimu Rasuul. waaw. parce que Sëñ Touba bu mu jël ci géej gi fii la tolloon. waaw loolu laay fàttali jël. est-ce que mën nga wàññi li nga am na solo mais est-ce que mën nga wàññi télé bi wala nga fay son télé bi. waaw mën naa ko sori comme ça li ngay wax gën a mën a set si noppi doomu aadama yi. sori naa télé ba parce que. allez jërëjëf ñu ngi laa déglu waaw ay Modou kàddam ci Sénégal toll nii. waaw pour ñu soxla kàddu am na xale pour mu jàll ci télé bi parce que ñun télé bi rek la ñu seetaan. oui. allo. allo waaw. waaw j'ai pas bien compris. ma ne. waaw. fii jamono ji toll nii ci Sénégal. waaw. dañoo soxla kàddu ci télé bi parce que ñun télé bi rek la ñuy seetaan léegi. waaw télé bi mooy seen yëf de bu ngeen ko seetaanee bàyyi seen yëf. moo tax suñu doon nii rek bëgg nañ ngeen tegal ñu micro Ahmed Khalifa Niass ñu xam taxawaayam ci toll nii. Ahmed Khalifa Niass ngeen bëgg. waaw moom lañ bëgg yéen gis nga mooy li ma lay wax rek Baba Ndiaye moom la invité suba Baba invité na ko suba bu soobee suñu borom. Baba Ndiaye ci ban émission. Baba Ndiaye ci suba gi Yes Weekend. yow daal boo yeewoo comme samedi boo xëyul mu ngo waaw kay kon jeex na yow yaa ngi si rendez-vous bi kon mat na mooy invité Ahmed Khalifa Niass waaw yàlla éclairé na ko waaw demain incha allah mooy invité Baba Ndiaye ak ñoom Bouba ak mboolem ñi ñuy àndal salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku tedd ki ana fooy wooteeg noo tudd. ça va alhamdulilah maa ngi wootee Thiaroye. tudd naka. Matar Fall. ban Thiaroye géej wala gaar. non. ku ne. dégg ma baax de waaye bon Thiaroye allez on y va. vraiment ñu ngi defar émission bu baax a baax. jërëjëf. vraiment di kontaan ci affaire bi mais man benn affaire rek laa ciy wax ah. ma vraiment affaire bu ñu waxee ne dañu tëj jàkk yëpp. vraiment ñëpp ànd nañ ci mais am na si ñoo xam ne war nañ tamit jàppale état bi. oui. parce que réew aussi tamit noonu lay doxe parce que dëkk yi amul coronavirus sax tëj nañ fee bañ nañ julli ji. kon dëkk yi nga xam ne mooy xalifa général des mourides bu wanee exemple joxe lu mel noonu. kon tamit beneen bi ma si doon ñaanaat mooy li gënoon a rafet tamit aussi ñoom it ñu bañ a julli ji. parce que aussi tamit foofu nit ñi il faut tamit ñuy wax la vérité ci wax.
comprendre nga mais mënuñuy wër loo kaa di ko wër laan tolloo tamit du mu rafet bu nu yeneen dëkk yi gën a sori tëjee seeni juma nekk ay xalifa aussi tamit foofu tamit war nañ ko wax ñu tëj ko loolu mooy rafet Sénégal il faut tamit ñuy wax affaire bi muy yam mais bu ñuy raay affaire bi yéen yor média beeg yooyu dañuy yaakaar ne lii moo war a nekk loolu moo ne waaw waruñu forcer kenn mais ku nekk war nga jël say responsabilités au niveau individuel mais aussi tamit xam nga tey bi kenn forcé woo kenn imaam yi ñoo def seen affaire wax état def ci nëpp comprendre nga état nag ñoom fekk si leen bëgg kon nag ñun war nañ ko jàppale aussi tamit ñu wane ni lépp benn la ñun ñëpp ñoo bokk lépp jërëjëf Fall parce que aussi tamit réew noonu lay doxee jërëjëf Fall jërëjëf Fall ñu waa Thiaro yi ñu jël keneen salaamaaleykum allo asalaamaaleykum est-ce que mën nga wàññi télé bi waaleykum salaam wa rahmatulah voilà très bien boo wàññee télé bi ñu gën laa mën a dégg li nga wax gën a mën a leer nga wax ñu sa tur ak fi ngay wootee waaw ma maa ngi tudd Lamine Dia di Lamine Diédhiou Lamine Dia Lamine Dia waaw di wootee Louga waaw waa kay Dia ñu ngi la ñu ngi déglu lay di siyaar bi alhamdulilah jërëjëf Dia naka yi tey sant bu baax Khalifa jërëjëf Dia waaw di wax rek am nañ mbégte ci émission bi Dia di ñaanal président rek wax dëgg yàlla li mu def am na solo surtout li mu tëjoon ne bu gaay kenn dugg si ci dëkk bi way xool bu ñu xoolee loolu daanaka yonent bi boo ko njëkkoon jàngale mu ne feebar bu amee ci réew ku fa nekkoon fa di woonte bul dem loolu booy xool daanaka moo tax Sénégal sa affaire yéex na see jot en même temps tamit wàññeeku na bu baax a baax way waa ñi ñaan daal wàññeeku ko gën a yokk rek tamit ñi wax rek digle yi président bi def way allo oui ñu ngi laa déglu waaw man ni digle yi mu def daal na ci ñëpp tënku rek très bien ku ci nekk jàpp daal réew mi suñu réew la ñun ñëpp ñoo ko mën a defar jërëjëf Dia di ñaan nag gars yi nag julli jumaa moom bi ñu arrêté métti nag waaye tamit comme islam tamit moom day oyofal toujours tey suñ borom alxuraan yëpp dara wala diraar bu loor ta bu looree way keroog am na imam bu koy wax keroog muy lu am solo muy lu am solo lajja génn ak julli wala ñaar ba si ñetta te am opportunité julli yeneen i fukki junniy julli jërëjëf moo ëpp njariñ nga xaru génn ak julli ñàkk yenn julli jërëjëf te jàngalekat yi xam nga jàngalekat dañuy faral di wax ne yow comme jàngalekat alxuraan daara laa yor waaw gis nga kon xam nga ne kon xam nga ne metti na te waaye tamit lu mel noonu bu amee dañuy xam ni très bien ngant day am moom lépp dafa oyofal waaw kay mooy ngant li waaw diisalul dara daal waaw jërëjëf mooy diine ji dëgg gën a wóor asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf waaw jàngalekat yi ñoom ñooy wax sax ne kii ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñibbi alaaxira koo si laajoon loo gën a bëgg dafa naa la dellusee àdduna ngir jaamu sama borom kon nañu ñaan yàlla gudd fan ngir mën a gën di jaamu suñu borom te yiir suñu wér-gu-yaram mooy tunte foog naa ni moo ëpp njëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullah allo sëñ Khalifa ziar nañ la. delloo ziar bu baax. maa ngi lay woo fii si Guédiawaye marché Sam. marché Sam. waaw ma la sa benn soppee Pape Seck. Pape Seck. waaw dëkk marché Sam. jërëjëf Seck ñu ngi laa déglu. chaque jour am lay suivre àdduna moom chaque jour àdduna lépp loo gis dañuy jàppalante. tigi. suñ jàppalante yàlla dañuy may lépp lu ñu bëgg si àdduna. ala kulli haal. parce que nga am jàmm ma am jàmm ñun ñëpp dañuy am jàmm. tigi. tey bu ma la yéenee jàmm yow Khalifa te man yéene ma sama bopp jàmm du ma am. tigi boo ma yéenewulee jàmm sax doo nekk si jàmm. boo ma yéenewulee jàmm doo nekk si jàmm. voilà ndax sa xol ngay bax doo di nekk si jàmm. voilà kon àdduna nañu yéenante jàmm. dëgg la. lu kenn wax ñun ñëpp doorandoo. parce que feebar il faut que ñu jël ko au sérieux. tigi. le fait que gars yi ñii naan am naag amul réseaux sociaux bi moo yàq lépp. parce que ñii dañuy commentaire naan am naag. na moom lépp looy gis rek lépp loo tal day fekk nga nekk si jàmm. boo nekkul si jàmm rek doo mën a def dara tey boo nekkoon ay milliards te nekkoo si jàmm doo mën a tal dara. tigi. kon nañu yàlla defal jàmm may ñu jàmm ñun ñëpp ñu jàppalante te frontières yi nag ñu veillé ci bu baax a baax. way adduna moom nañu veillé ci frontières yi bu baax. donc. jërëjëf ITV kennu askan wi ci aljuma ji ñu ubbi antenne bi ngeen war a réagir ci ni mu leen soobee salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ana ku ci ne. Cheikh Kébé la. Cheikh Kébé ana fooy woote. de maa ngi woote depuis Kahone. Kahone. waaw Kahone lay woote. waaw kay jërëjëf ana waa Kahone. ñu ngi si jàmm baax a baax. jërëjëf. waaw rikal. ñu ngi laa déglu. waaw c'était pour renforcer rek. di wax ne président li mu wax ak mesures yi nga xam ne wala autorité sanitaire yi. di digal nit ñi. na ci nit ñi tënk bu baax a baax. kenn bañ kaa jombale sa bopp. waaw kañ bañ ko jombale sa bopp. parce que li nga wax sànq rek. li kilifa googu wax mooy dee bu taxawee. yaakaar naa ne amul kenn ku ñu digal naa la demal dee.
te war nañu ba xel ne kilifa diine yi dañoo nekk porteur de voix dans ce pays. oui. aussi vraiment ñu jàppale ñu parce que man taalibe laa keneen taalibe la. donc vraiment bu ñu suñu kilifa diine di wóor li ñuy yaakaar mooy ñu digal ñu si lu jublu suñu borom wala lu neex suñu borom. ba tax na mesure bi nga xam ne dañ ko jël pour fermer jumaa yeeg jàkka yi. donc loolu du lu xeex diine parce que ay fake news mu ngi am ci télé yi sànq rek gis nañ loo xam ne mu ngi xew ci ak benn média. ñu defar ma ay propos. parce que yoo xam ne la aussi du jur loo xam ne lu neex réew mi la. dëgg la. parce que yooyu noonu ñi nga xam ne xamuñu bu ñu ko gisee dañu foog ne dëgg la. dëgg la loolu mën nañu ko wax sax pour contribuer ci démonter fake news yooyu la parce que am na suñu naataango wax na ko moom couvre-feu bi mu doon wax couvre-feu bi Mauritanie la. waaw Mauritanie ñu la dagal man koy suivre depuis démb. voilà ñu dagal ko xam nga je rate pas beaucoup d'émissions. dëgg la donc loolu aussi ñun jeunes yi. war nañu mën a communiquer de façon très logique. absolument pertinente dans ce domaine là ku ci am information bu juste. ak peut-être des mesures de sensibilisation et partage ak la jeunesse. la population nga jéem ko doxal. mais lépp li nga xam ne day indi jiixi jaaxa ci xelu nit ñi. du lu gouvernement wax du lu télé wax du lu réseaux sociaux yi di dawal nañ. parce que loolu daf ñuy dellool ginnaaw te xëy day gën a jafeel situation parce que am na si ñoo xam ne ba tey jii gëmuñ ne feebar am na ci réew mi te ñooñu pour ñu jàppale leen force ñooñu leen taxaw di leen indil xibaar yi nga yu dëggu la ñu mën di sukkandiku fi may jeexalee mooy ñun enseignants yi parce que enseignant la maa ngi ñaan sama mbokk yi ñu dellu suñu gox yi jàppale gouvernement bi aussi ci liggéey donte nag bon am y a des mesures qui sont annoncées par les syndicats y a des mesures qui sont annoncées par la direction de la solde am na ñu si participer yooyu aussi c'est des mesures yoo xam ne kenn waruñu si jiitu parce que on est des citoyens des patriotes donc suñu réew suñu soxlaa dañuy génn jàpp ci bu baax a baax luñ ci mën a def rek nañ ko ci def mais di ñaan aussi population bi ñu gën a xam ne lii nii du caaxaan bu ñu fexee bu mu ëpp loxo de foog naa ni waaw ñu ngi suivre Italie suñu toogee 427 morts ñu koy annoncé en 24 heures ñaanu yàlla mu egg suñu réew mais ker bu ko un pays africain dundee rek day nekk loo xam ne c'est de la catastrophe ñun on n'a pas ces moyens là autour de Italie wala des États-Unis wala de la France ils ont débloqué ay 550 milliards de dollars pour combattre le Covid-19 alors que 64 milliards pour l'instant de francs CFA. donc war nañ bàyyi suñu xel ñu xam ne ñoo mën a jàppale notre gouvernement c'est un gouvernement boo xam ne mu ngi débrouiller de son mieux pour jéem a taxaw ñun aussi ñoo mën koo mën a bàyyi xel ci loolu parce que aussi y a des mesures comme lu mel ni boulanger yi yooyu na ci nit ñi bàyyi xel parce que aussi pourquoi ma woote parce que am na yoo xam ne mu ngi xew ci réew mi nit ñi jaaykatu ndékki yi am ci buntu école yi te école yi tëj mais ñu ngi continuer di jaay ci mbedd yi nit ñi da jëm di fa jënd Kaolack yi boo fi ñëwee mooy borom pousse-pousse yi jaay yàpp ba ngi continuer di jaay yàpp ci mbedd mi nit ñi di rang di jënd te yooyu c'est des même bu nekkee du feebar sax c'est pas des conditions hygiéniques yoo xam ne nit ñi war nañ ci di continuer di dund nañ ci nit ñi ci situation bi régler beaucoup de choses dans ce pays là nañ ñaan yàlla nag mu yem fi situation bi jeex ci réew mi feebar bi jeex ci réew mi jeex ci àdduna bi yëpp ba ñi nga xam aussi ñun Sénégal buñ paree suñu dundin yu bëree bëri mu ngi ñu tardé ci àdduna bi parce que pays yu bëri on nous a dépassé amiin donc Kaolack yi maa ngi ñaan autorité bu nekkee ñu ngi dégg nañ ci jël mesure ci jaaykat yi nekk ci comme pousse-pousse yooyu buñ sañoon nag ñu wucci leen ñu daan seen doole mais nañ ko daan seen doole ci dans le cadre légal boo xam ne aussi ça ne concourt pas à créer des difficultés sanitaires aux populations ku si nekk sax bu la neexee la ngay jaay nga fexe mu sell rek ba du lor doomu aadama loolu moo si ëpp solo parce que aussi li muy créé mooy regroupement yi ñuy bañ parce que da ngay gis man ma bëgg a jënd Khalifa bëgg a jënd keneen bëgg a ñu rang te respecté bu ñu rangee respecté distance réglementaire muy 1 mètre loolu suñu ko defee dina jàppale nit ñi parce que aussi ak lu mooy am ci veille bu baax a baax ku nekk daal ak sa part de responsabilité bés bu fi jàngoro ji yokkoo ci réew mi ku nekk ci wàlla nga féete nga bàyyi si xelam déet am nga sib cër jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant ñu jël keneen ci ITV sans doute avant dernier wala dernier bu dee waxtu wi des nañu tuuti asalaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa yi. ana fooy wooteek noo tudd. maa ngi wootee diwaanu Koungheul. diwaanu fan si. Koungheul dans le département de Vélingara. Koungheul Vélingara. waaw jërëjëf ñu ngi laa nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax. ana noo tudd. Mokhtar Aydara. Aydara bisimilah Aydara. waa kay ñu ngi lay ziar di la ndoxal. jërëjëf ñu ngi delloo bu baax. waa kay di ziar surtout heure bi suñu médecin yi mooy docteur yi ñuy taxaw si liggéey bi. heure bi jël ñu ngi wax ne kenn ku ne na def sa kër na bañ nañu bàyyi regroupement yi tout ça. te pourtant am na ñuy génne bàyyi seen kër di dem di taxaw bu dégg bëccëg mooy médecin. tigi jaajëf bu baax. loolu weesoo ma lay ziar aussi surtout liggéey bu ngeen di nekk di def actuellement. jërëjëf. vous êtes en train de sensibiliser toute la population. Vraiment,
ci bu baax. ñu ngi jëm suñu kattanu jërëjëf. waaw léegi nag. waa ji ku génn léegi nu ma ko waxee lii affaire ñëpp la. imam bi étudiant bi médecin bi kenn ku ne ñëpp ci bokk war a jàpp. loolu moo tax nag à cette heure-ci dañoo war a am état boo xamante ne un état très fort malheureusement. lu tax ma wax ko mooy que ne président de la république mënul jox jël ndogal jox mu ne c'est interdit les races. On voit d'autres rassemblements de forme religieuse wala rituel. Boo xamante ne waroon nañ mën a ñàkk. oui. waaw loolu nag soo gisee mooy que ne la république la peur de certaines kii loolu moo tax mu bàyyi kenn ku ne fu nga nekkee nga jël ses responsabilités. en tout cas pour clarifier li ñu mën a jàpp mooy li waral ñu tëj jumaa yi fii ci Ndakaaru ba ñi doon jëm julli ji sax ay alkaati am sañ-sañu oññi leen mooy gouverneur bu Ndakaaru génn na arrêté ngir tëj jumaa yi fii ci Ndakaaru ci yeneen gox yi nag lu ni mel amagu fa xëy na ñoom ku nekk la ngay gérer sa crise parce que ñoom ñoo ñu jiite ñoom la ñu óolu ñoom ñooy xam ku nekk ca wàllu wa nga féete noonu tëjee sa bopp jinax si gàttal. waaw am nga fu ñu toll fii heure bi donc élément comparatif dafay xaw doy waar parce que dëkk arrêté boobule ma arrêté bi nga xamante ne nii xëy na moom mooy justifier loolu. waaw ma ne. waa Vélingara julli nañu àjjuma tey. waaw non julli ñu parce que gouverneur bu Kolda jël na ndogal génne na arrêté moom tey mu ne nañu tëj jumaa yi pour 1 mois. à compter du 20 ba 14 avril. très bien jërëjëf. waaw léegi lu ma wax foofu mooy que ne le principe de la laïcité. waaw. c'est parce que on dit que notre république on est laïque affaire diine nañ ko kii ñun duñ ci seetu on vous laisse les comment dirais-je le choix. vous les responsables. oui mais am na c'est vous dire que am na réew fu muy toll. te actuellement foofu la ñu toll l'État doit être plus fort que ça. transcender ces considérations religieuses ethniques culturelles. cette décision mu ne lii ak lii ak lii. loolu la ñu war a demee. très bien nañ ñaan mu yem. amin yàlla na fi yem. confinement suñu naree dem ba ay. amin allo j'ai l'impression que pareegul woon désolé allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. ana kookal la ak fay wootee. allo waaw ñu ngi lay déglu. allo ñu ngi lay dégg maa laa dégg. yaa ngi may dégg. oui ana fay wootee noo tudd. Mamadou Fall laa tudd. Mamadou Fall ana fan ngay wootee Fall. waaw maa ngi wootee Tëngéej. Tëngéej bismillah Fall ñu ngi laa déglu. waaw man de wax dëgg yàlla tëj bi ñu tëj jumaa yi daal moom laa rafetluwul. rafetlu woo ko. rafetlu ma ko imaam yi nga xam ne ñoo ci ànd tamit rafetlu ma seen ànd ci loolu. lu tax. ndax yàlla benn néeg la am ci Sénégal ci àdduna bi yëpp. yàlla ci boppam moo wàcce feebar bi. amu yàlla la. way feebar bi ba mu commencé ba léegi dégg ko benn xar bu ci dee dégg ko benn bëy bu ci dee dégg ko benn mala bu ci dee. ay rek ñoo ciy dee. ay doomi aadama rek ñoo ciy dee. très bien mais comme Sénégal dégguñ kenn ku fi dee maar day taali. moom te bés bu jot ay téeméeri nit dee ca bitim réew ñu ëpp gën a xarañ ci wàllu wér-gu-yaram est-ce que jotul ñu fàggu ba bañ a àgg foofu mu bañ ñoo dépassé ba ñu débordé. ñun suñu jullit yi nga xam ne ay jullit lañu fi ñu war a fàggoo fa la ñu aayee. fan si jullit néegu yàlla la war a dem làqu ci boromam te néegam la ko war a fekk làqu ci moom ñaan ko. li ñu taxaw protéger naan bu doon taw waroo def yàlla waxoon na ko yonente woon mais loolu amul. julli rek la Seydina Muhammad si kaw asamaan si jox ko fa lu dul julli ci lañ la ko joxee Sëriñ Tuubaa bi ñu tegee fetal yi ci mbaggam mi bi mu demee ci géej gi foofu amoon na nga mais julli gi foor gu mu foor ak ni ko yàlla fullaale moo tax Sëriñ Tuubaa jox ko fa gëddëm bu julli ci ndox mi amoon na ngan waaw sëñ bi man leen moom si jaaxal xam nga Serigne Touba waaw déglu ma sëñ bi non parce que attention xam nga si télévision la ñuy waxee non si j'ai compris après naa la may nga àggali dama bëgg a préciser juste une chose xam nga si télévision la ñuy waxee te situation fi mu nekk nii garaaw na garaaw boo xam ni il faut quand même lu ñuy wax rek ñu bañ ko teg non seulement ci ngëm wala ci foi mais ñu teg ko ci loo xamante ne nii lu ñu mën a palper la Serigne Touba la Serigne Touba la gaynde gi mën naa fël Serigne Touba xulli ka gaynde gi dëju waaw man mu tuuti mii te ndaw
est-ce que am naa fit woowu parce que Serigne Touba def na ko non parce que du ma nit ak yàlla te du ma Serigne Touba maintenant bu dee Serigne Touba julli na si géej gi bu dee Serigne Touba julli na si géej gi très bien mais tey jii amul kenn suñu ko am fitu dem ba géej kabar amul beneen bi mooy bu fekkente ne nii dañu ne médecins yi dañu ne képp koo xamante ne nii amee na jàngoro ji mën naa dox te doo xam ni am na ko kooku boo denden teex moom bu lal benn si ay fluide lu mel ni tuflit wala postillon wala ngeen nuyoo mën na laa wàll jàngoro ji te ñu ne ak julli mbooloo sàppe yi dafa war a tàncaloo mbagga yi di laal mbagga yi kon ça veut dire que toutes les conditions sont réunies pour ñu joxante jàngoro ji est-ce que dañ ko war a def parce que foofu la ñu war a ñaana yàlla après ñu ñibbi suñu kër jox ko suñuy njaboot wala est-ce que dañu war a toog suñu kër ñaanalante moytunte yiirante dëkk ci set pour bu ëllëgee ñu mën a julliwaat te bañ a xaru loolu laa la bëgg a tontu waaw voilà est-ce que ñun dañoo gën a est-ce que yàlla moo ñu moom jumaa yi mais oui mais yàlla waxuñu boo feebaree da ngay dem hôpital doo dem jumaa ja xam naa la boo feebaree da ngay faju xam naa loolu oui boo feebaree da ngay faju kenn feebaru fa dem jumaa ja war a fajoo ñun si ñu war a fajoo ñun bi nga xam ne foofu lañ war a dem pour faju ñun man jàpp naa ne jullit suñ borom moo ne jullit ñaan mooy ngànnaayam waaw mais ñaan mën nañu ko defee fu ne yàlla moo ne jullit bi waaw mais d'accord mais Makka ñun bu ñuy julli Makka la ñuy féete Makka la ñuy jublu. Makka dafa julli tey. waaw déglu ma wax la. Makka tey la fa nekk. waaw sëñ bi dama ne. ñun Makka la ñoo jublu ba ñoo julli n'est-ce pas. mais Makka julli na. waaw déglu ma wax la sëñ bi. Makka julli naa man lu ma xamul du ma si wax mais dama lay expliquer. waaw dama ne. Makka la ñoo jublu bu ñoo julli. waa Makka dañu ajandi bépp dajaloo buy jóge si bitim réew. ngir moo xam si umra gi moo xam si aj gi ñu dëgmal ajane nañu ko ngir xam nañu dajaloo bu métti bi dafay indi jàngoro. waaw mais ñoomi neen julli nañ ñoomi neen ca Makka. bon en tout cas ce qu'il faudrait que ñu fàttali julli nañ. ce qu'il faudrait que ñu fàttali mooy. lii Touba def tey julli suñ ko defutoon musiba daal ñëw parce que man ni ma jàppee tey julli gi Touba julli. de toute manière sëriñ bi sëriñ bi bon je suis obligé de vous couper monsieur parce que waxtu yi dab nañu mais il faut quand même ñu recentrer affaire yi pour mu gën a leer tant mieux yàlla na yàlla nangu ñaan yi waaye lu si mënti am tamit julli gi am Touba gis nañu ne donte am na foofu ca Touba parce que kenn terew leen ko def nañu ko ak responsabilité parce que jël nañu seeni matukaay gis nañu raxasu beek yu ni méngool très bien loolu beneen wax la mais li nga xamante ne nii moo fi ne te du dañ mooy médecins yi nee nañu ab dajaloo dafay yëmbal ñu wàllante jàngoro ji te si lu jàngkat yi wax bu fekkente ne nii da ngay bëgg a dugg si mbir te mbir moomu noonu nga mën saa loru suñu borom subhanahu wa taala tegu la ka bu fekkente ni dafa jël paaka bi teg sa put ne la boo tulee yàlla ma rey la boo ko ne tudd ma boo jógee yàlla du la yedd bu dee ab jànkat bu ko mën a weddi ñu weddi ko mais li ëpp solo mooy sant ñu kenn mu xaru dañu ne nañu moytunte te xam ne jàngoro ji ginnaaw réew yi ñu ëpp kattan gën ñu xarañ ci wàllu paj ak wér-gu-yaram ñoom lay faagaagal ñun am na foo xamante ne bu ñu fa tolloo danañu jéggi dayoo ku nekk ca la nga gëm ñaan ci te lépp loo xamante ne nii ay précaution la ak ay recommandation yu bàyyeekoo ci waa kër docteur eh bien recommandation yooyu le ñu fexe rek ba daal di koy matale ku nekk ca wàll wa nga féete après nag yàlla mooy rey yàlla mooy dundalaate waaye yàlla bay sa tool nañu sàmmante te ñaan yàlla mu musal ñu kilifa diina yépp moo xam Touba Tivaouane Jàmmalaay Njaasaan ak foo mën a dem si jàngu bi nañu ñaanal ngir yàlla tàggale ñu ak mbir mu ni méngool te xam ni ku nekk mën ngaa julli sa kër ku nekk mën ngaa eh bien ñaan sa kër ndax yàlla foo ko oo mu uyu la ñu fanaan jàmm jërë ngeen jëf